TER poste bonne gouvernance ak loolee yëpp ñu ne les doctes leçons de Latif mu ngi wax tey dafa xëy wax sunu papa ji Latif Coulibaly dafay wax ci dégâts wu TER bi nee na moom am na sañ-sañu yaakaar ne yëf yi du sabotage politique organisé moom loolu la gëm il faut fondamentalement ñu changer mode de gouvernance su poste bi gis-gisam la wax na itam ci wàllu bonne gouvernance bi mu ne li nga xamante ne ñoom ñooy autorité publique yi ñoom rek la incombé wul keneen Latif tey daa xëy wax ci journal bi yow mi doo dem Vox Populi Barth crie au complot d'État et menace Barthélémy Dias dama ko bëgg saa yu may revue de presse ma koy sentir ci journaux yi Barth daf may jox énergie Barth xale la te soxor na nee naa la képp ku songook moom ci cooki dootoo ko defati moom Barthélémy Dias démb de daa wàcc sol sabadoor bu bleu waaye nañ ko poñee yow policiers yi nañuy def Barthélémy Dias dañu ko yëkkati d'un point A yóbbu ko d'un point B kenn mësul gis loolu jàpp ko poñe ko yàq sañse gi mu sañse te moom kat daa ñëwoon rek pour leerlu si waaye nag comme ne nañu respecté li nga xamante ne moom mooy loi te nag fii 2A TV il faut nag ñuy équilibrer information yi. waaw nekkuñu fi rek nag di wax ni lu leen neex nag. waaw léeg-léeg ñu wax leen lu dëppoowul ak seenu gis-gis. ak seenu bëgg-bëgg. il faut ñi déggee ko noonu. xam ne ñun ay taskatu xibaar lañu li ñuy wax mën na bañ a dëppoo ak seenu bëgg-bëgg. mën na bañ a itam dëppoo ak seenu gis-gis. waaye lay dëgg rek la ñuy wax. mu neex ak mu naqari. Vox Populi mu ne Barthélémy dafa yuuxu nee na wuyaa yooyu complot am na bu ngeen ñëwul complot d'état bu rëy ñu ngi koy waajal yamu ci de nee na bu ngeen duggee ca loolu bu ngeen ca xuusee dootoo leen ko defati ndax man pare naa ndawu Dakar pare nañu dañu maa fal bu yàgg ma raw leen lu bare bari dama leen a raw ba sànni karawaas ko kon nag kuy dem assemblée man Barthélémy mii ak sunu liste bu ñu dugal ànd ak Yewwi Wallu ne daf ñuy gunge ñu teg système d'intelligence xale yi dañoo ànd ak xarañte système d'intelligence la ñu indi ci législative yi ñu ne xolal boo duggee di voter boo gisee liste Yewwi boo bëggee woteel boo gisul liste Yewwi boo bëggee woteel Wallu yow daal xolal bu dul bii rek di bee l'essentiel mooy opposition bi na jëm kanam li nga xamante ne moom la Tribune Quotidien ñëw ci 9 lieutenants yi nga xamante ne nee nañu waa lii moom sax ostracisme yow mi jàng tubaab pas seen ak soosee mooy lan mu ne ostracisme mooy yéen ñi jàng tubaab mooy la opaque la lëndëm la jaarut yoon la lëndëm kurus nit ci neen bi ma nekkoon la doxut dara maanaam tey dañu jàpp ni dafa am li ñoo xëlil dañoo faral ñi lijjanti seen bopp léser ñi dañuy faral ñii léser ñi ñee ñu yàqal voilà mel ni daal ku reconnaître seen ay valeur maanaam dafa jàpp nañ ni teguwul ci yoon balance bi waaw pesé bi dafa nekk daal yéen i neen yéen seen biir ñun ngeen teg ñu de côté mooy ostracisme ñu ne rébellion ci biir Yewwi Askan Wi liste bi dafa nekk aux antipodes des valeurs yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy revendiquer frustré yi nag wax nañ ne liste bi itam dafa trahir li nga xam ne moom mooy fondement coalition bi maanaam ñoom seenub gëm-gëm seenub gis-gis ak li taxoon ñoom ñëpp ñu àndandoo bokk Yewwi gi dafa ci am ay notion yoo xamante ne nii maanaam gisatuñ ci seen bopp buñ ci gisatul seen bopp nag day daal di indi rébellion ci biir Yewwi Askan Wi waa loolu ndax seen avantage la y a une réalité am na ñu mer teg ko ci dëgg am na ci ñu mer teguñu ko ci dëgg ci wàllu gëstu laajte dégg ñenn ñi jàpp nañ ni liste yi niñ ko tegee jaarut yoon parce que am na ci ay kilifa yi nga xam dañ la naan man est-ce que yeewee naa place bi parce que man li ma def li ma représenté et cetera am na ci yenn kilifa yi nga xam ne aussi ñi nga xam ne jot nañu jaar ci législation nekk ci nekkaat ci ñooñu peut-être bu ñu meree dina xaw a mën nañu am dëgg de ci seen statut lépp mais y a une réalité qui est que la donne a évolué dans un sens encore que kii di Khalifa Ababacar Sall ma taxaw foofu kii di Khalifa Ababacar Sall élection législative 2017 daanaka daf ko fekk mu nekk ci au cachot ca kaso ba et à partir de là-bas il a grandement immensément contribué à la li def listu ñoom seen liste ci jamono boobu opposition bi
ñu ci bëri ci barkeem la ñu doonee député. mais moom ca boppam ma dooleeloon affaire bi. daanaka amul député. waaw dafa mel donc ni yow est-ce que sa gis-gis ak gis-gisu maître Moussa Diop bi benn. non wute na. maître Moussa Diop nee na Khalifa Sall rancunier la. c'est sa version maanaam koo xamante ne ni yow boo ko defee lu ko naqari du ko fàtte da koy denc ci biir xolam. rancunier mais moom deful dara Khalifa ci li ma yaakaar. da nga defee ne ci layam nee na Sonko tamit complice la mu yóbbaale nee na Sonko tamit complice bu mag a mag la. ah ñoom mais ñoom seen xol dafa tàng de dama lay expliquer ñoom dañoo mer am na lu leen naqari. waaw man sax man dama ne. bu Yewwi Askan Wi ndax ñoom ñu waxtaan juboo ci seen biir gënul ci intérêt askan wi ndax ñoom dañ leen xam nag ci benn jikko ju baax joo xamante ne mooy mbooloo kooku moo defoon seen doole bu ñu demee ba ci législative yi ngir mën a taxaw nekkub duppute rek ca assemblée nationale ñu lay wayal naan la patron duppute jaabaru patron duppute doomu patron duppute loolu mu jar nga mer a mer ba sa xol bi tàng. am ay ndaw yoo xam ne dañ la jiital. da bu ñu tolloo ci genre yu mel nii li gën mooy ku nekk jël sa intérêt personnel. teg ko de côté situation dëkk baa ngi nii waaye yow Yewwi Askan Wi wu dëree war a waxtaan ak askan wu dër ngir ñu mën a régler benn problème situation réew mi mais fan la ñu jëm. nañu jéem a waxtaan suñu biir nag nañu waxante dëgg teral quotidien ñëw na ci Addis Abeba le ministre des forces armées bàyyi na ngi ci jàmm. ça va le ministre des forces armées maître Sidiki Kaba dafay présider tey benn rencontre africaine bu am maanaa boo xamante ni dafay jëm ci wàllu défense jëm itam ci wàllu sécurité mu ngi nii moom maître Sidiki Kaba man dama ko gëj a gis sax damaa defoon dafa génn réew mi. le témoin quotidien lendemain des dépôts de liste pour les législatives ñu ne Yewwi au bord de l'implosion. fu mu nekk nii Yewwi dafa nekk ci situation boo xamante ni daal guddi la bu bët setagul ndax ñoom jaaxle nañu xamuñu fu ñuy taxaw te Barthélémy Dias fu mu nekk nii boo góorgóorluwul tuuti daa mel ni boppam yépp nekkatul ci moom. Benno Bokk Yaakaar nag mu ngi dank kurpañ jëmale ci kan mu ngi dank kurpañ jëmale ci kan. jëmale ko ci gémmiñu Yewwi. na moytu nag mu dank ba pare kurpañ bi dal ci moom. ma ne ki la yéene kurpañ. jëmale ci nga daa bëgg nga jaar. wala nga gumba. wala daa bëgg nga gumba. kon nag yow yaa koy moytu sunu làmb ñëw ci gaañu yu bëri avant combat ci l'arène bi mu ne méthode d'entraînement wu mbëri ni ñuy entraîner est-ce que du looloo tax gaañu yu bëri ndax ñu ngi doon séntu combat bu mag a mag ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo dafa am ay gaañu génnee nañ ci itam nataalu Balla Gaye génnee ci itam ñaar ñi ama neex ak kii di nga xam ne moom mooy Gora Sock ndax duñu xoolaat seen entraînement bu baax. législative 2022 ñu dellu ci confrontation ouverte ubbeeku na de jëm ci diggante Yewwi Wallu investiture de tous les dangers fu mu nekk nii lu ne mën naa xew ci réew mi grand défi bennoo na xam nga mooy lan mooy ñu fexe ba législative yi jàll ci jàmm ba benn problème du ca am Sadio Mané ngi dragué par Liverpool ñu ne Liverpool fu mu nekk nii da koy gérer Liverpool fu mu nekk nii mu ngi déroulé ndeysaan lépp luy charme xam nga Pa Assane boo dajee soose jigéen joo xamante ne nii da nga koo nopp nga war koo labat ca nanga koy doxaanee ca doxaan bala na ngay xoolee ba kooku daal di lay nangul yéen ñaan ngeen àndandoo di dund lu neex Sadio Mané yaa ngi dund lu neex doxaan dara dàq ko. réew mi quotidien achat de 3 terrains fictifs waa lii tamit nañ ci wax à 36 millions Zator Mbaye mii escroqué par son garde du corps xaw na koo rey di waaye yow gardeel ma sama koor nga dem garder samay terrain gardeel ma sama koor nga dem jël sama alal def ca la la saf Zator Massa. non mami dellu si mami. xuli dama ko bëggul woon a wax rek gis naa ko de of nag mii sans plainte 2021 1750 depuis 2012 ba léegi. mooy rapport yi mooy li ma doon yëpp wax ngi ci loxo mooy li ma président. doon wax da ngay créer commission wala nga créer OFNAC te commission 1750 plaintes 2012 ba 2022 yëpp a ngi ci loxo président. te benn amu ci suite. ay benn ñaar lañ ci. mais nañu waxante dëgg mais lii nag quand même lii moom dafa choquant moom. lii moom dafa choquant moom bu ñu tolloo ci li ëpp plus de 1000 plaintes yoo xamante ne depuis 2012 ba tey. kenn waxu ci. 1750. mais dafa ëpp le chiffre est alarmant Kalidou Koulibaly PSG. mais non ñu ne c'est chaud. s'il fait ça. ah parisien yi vraiment. Sadio ngi record ñëw na ci le Brésil lorgne le Sénégal pour juin lor na nga ko am jom l'observateur Yewwi Askan Wi le syndrome post-traumatique. tubaab baa ngi Yewwi Askan gi fu mu nekk nii daanaka samp nañu leen ay perfusion ñu ngi xool ba xam ndax malade bi dina wér
wala malade bi du wér moom Yewwi Askan Wi mu wér nag moo gën ci askan wi. su ko defee tànneef gi day gën a yomb ci ñëpp. ñu ne ces éléments brandis par Bamba Dièye ak compagnie constitutifs d'un homicide politique volontaire. Question autour du poids des frustrés et de l'impact d'un départ en masse. La ilaha illallah. mais mami gis nga départ yi. sama xalaat la nag. man je pense que xam naa ne daal ñàkkul complot am ci quoi. parce que mënuloo engagé wu bañ investir la. ba déposer. nga ne bàyyi nga. mais loolu lan moo ko justifié. en tout cas Barthélémy moom dafay dénoncer complot d'état mais dama ne. moom nee na affaire bi boo ko xoolee ba ci biir les démissionnaires la waxuma ne nag loolu la de. mais daal ni ñu ko defee nii moom dafa tey xel quoi. voilà am na anguille sous roche. am na dafa tey ñu xel xamante ne mu ngi xew ci biir. ndax moom Barthélémy ci point de presse bi mu def démb mu ngi doon expliquer li nga xamante ne moom moo xew ci réew mi mu ne d'une extrême gravité. mu ne kenn mënul accepter que ay liste parti ak ay coalition de parti ñu leen di exclure ci complot d'état boo xamante ne nii dañ ci am yenn démembrement wu état yoo xam ne ñu ngi ci bokk. c'est pas normal dafay xaw a ànd tuuti ak li nga xamante ne. moom lay wax te defe naa nag yëf yi buñ ci xuusee bu baax lenn daal mooy jur coow mooy jur jàmm ci réew mi mooy ne liste Yewwi Askan Wi ñu bàyyi ko mu jàll tranquille. non liste yëpp kay. wala ñu bàyyi ko mu jàll tranquillement toutes les listes yi ñi war a remplacer nañu remplacer à temps ñu bokk. ñu valider ku gañ a jël. ñu def élection yi su ko defee wër daal mais le pouvoir en place ne veut pas de ça. parce que moom jàpp na ni bu ñooñu bokkee du gagné li ñu defoon Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall la ñuy defaat ci législative yi. si les Sénégalais l'acceptent aussi. pour apaiser tension sociale bi tamit war nañu mën a def de telle sorte que ñëpp mais quand Benno Bokk Yaakaar fait son point de presse Farba Ngom ne. Barthélémy nous trouvera en face yéen lu leen ci yéen du ngeen DGE. DGE def na li mu waroon def na communiqué de presse. yéen toog leen déglu. mais dès lors ngeen dugg ci ça justifie li ñee di wax. mu ngi noonu waaye nag gis nga Pape Djibril Fall mi moom dugg si gul sax ndeysaan moom sunu naataango gi muy mel ni commencé naa am ay coow yu ñu koy xaw a taqal ñu ne coup fourré de Pape Djibril Fall au professeur Amsatou Sow journaliste bi ñu ne moom lii quotidien moo ko wax dafa jël ay parrain wu kaaru leneen devient injoignable ba pare nag kenn mënatu koo jot waa ji dafa dugg ci injoignabilité organisée. waxoo ko de journal bee ko wax. man sama yoon nekku ci. pour muy leer waaw man damay jottali rek lii quotidien moo ko wax. nee na fu mu nekk nii Pape boo ko jotee da ngay dégg vous savez. mais lii daf ñoo waroon jox version j'espère que lii jox nañu version Pape. foog ñu am nag version Pape pour ñu mën a équilibrer. en tout cas journal bi loolu la daal xam naa ko mami. titré ko gis nga li ci plateau de télé. bokkul ak terrain politique. déedéet. terrain politique beneen monde la en fait. te dina ko gis. xaaral na dem ba ci kanam. moom Pape Djibril dina ko gis. waaw Pape Djibril de xale yi dañ ko ne wóolu nañ la fu mu nekk dañoo bëgg nga déposer sa candidature. politique Sénégal moom. maanaam da nga koy seq ak ñu la dul yërëm. duñ la yërëm ci benn boor. buñ la jekkoo dañ lay escanté. xoolal malaise au cœur des espaces Sénégal service ñu ne lu ëpp téeméeri agent wala lu xaw a tolloog téeméeri agent dañ leen a privé ci seen ay salaire waa ñii bu ñu leen privé seen salaire ñoom fu ñu dem ak seen njaboot. ci réew mi ñu toll nii Ziguinchor main basse sur les terrains vente du foncier bi ñu doon waxtaanee sànq enrichissement illicite le festin du patron du cadastre. moom journal Libération moo ko. xam nga ne bu ñu demee ba un agent du cadastre ci boppam di def lu mel nii mais ñu ne leen ñi di def. waaw. mais réew mi daa feebar lu neex waaye def de toute façon bi ñu fi dalee boole dana doon yow da nga fi gis benn dossier boo xamante ne. réew mi daa tawat wàllu googu. réew mi daa tawat de. réew mi bu mu tawatee du tey. waaw dama ne la perfusion yi jeex nañu. hôpital fu ñu ne ci système bi ñooy dóor. mais. ma ne. sa cas privé xam nga soose da nga bëgg conseil ma jox la ko. gàddul sa tablette paracétamol kii gàddu tablette panadolam kii jël Efferal gaaw ñu ànd ak moom di wëy suba boo xëyee rek man ma duut sama bopp vitamine C loolu rek laa fi gis di gisuma leneen loo xam ne moo koy saafara. L'exclusif leadership et dynamique unité à Podor ñu ne beneen revers pour les saboteurs yi ana ngeen l'exclusif journal dafa xëy ànd ak yéen tey mu ne ginnaaw bataille médiatique lobbying politique détracteurs yi dañoo engagé ngir mën a perdre la guerre des chiffres. foncier te jam ñaajo mu ngi nii soose. mais feu sur Diop Sy. Diop Sy mi liñ koy tudd bari na de. Diop Sy dañu ko armé de Diop Sy dafa mu nekk ni am na coow loo xamante ne du xam fu mu koy lijjantee. menace de forclusion de la liste Yewwi Askan Wi. ñu ne comme bin bëre. dëgg coow li bawal man du ma comme bin bëre. waaw dëgg coow li bawal. man du ma comme bin bëre. Barth si notre liste est bloquée il n'y aura pas d'élection à Dakar. non blocage bi moom la kenn xalaatu. moo ma bloqué élection. blocage moom vraiment kenn xalaatu ko. voilà non mais ils ont quoi 5 jours. 5 jours. kenn xalaatu ko régler ça. en tout cas daal yow daal. parce que bu dee remplacer rek.
ba nga xam lu muy saf. mais yow loolu yomb ba na. nga xam lu muy saf soose. ka ko macca ka xam. mel ni man njëriñ li ma def ci suba gi bloqué ko xool. nee na boo ko bloqué élection du am biir Dakar. Barthélemy Diaz xoolal. xool leen ni ñu tegee président teg Barthélemy seen face à face xaw a maye profil kii expression moom dafa xaw a sax souriraale tuuti wane ne il est zen waaye kii xoolal menace bi. yéel ba dafa aju ca kaw. mu ngi koy wane ne xuusal xool. boo xuusee dootoo gis nga li ma la doon wax ci turu Diop si tey dafa saf sàpp ci presse bi gis nga ko noonu ñëw. waaw Diop si mu ngi nii. moom Mamour Diallo ci matraqué rapport yi. rapport OFNAC 2019 nag 2020 ba 2021. lépp Diop si yee ngi ci biir. vraiment moom ak Mamour Diallo takk ngeen ci rip de. les échos les investitures dans les rangs de Yewwi Askan Wi ñu ne frustré yi fu mu nekk nii gémmiñu dragon la ñu yore bu ñu ŋaaŋee rek safara day génn parce que moytul safara gi dalay lakk. ci Khalifa Sall ak ci Sonko dañu leen a mere. ñu ne Cheikh Bamba Dièye Guirassy wax nañu esprit tortueux unique hégémonique. waaw tubaab baa ngi. déggal loolu barke ñoom yonent bi loo ko mere nangul ko ne dafa neex. loolu la ñu naan gémmiñ guy nàcc du wax jàmm. du wax jàmm. Abou Sa tay njàngal gi baax na tarkal la. yaa ngi may faw nga ñëw fii léegi de temps en temps di xaw a laal. comme ça ñu ñamaale la. xoolal li ñu ñam ñëpp rek. li Serigne Mansour Sy Djamil wax moo ma def ay ree quoi. mu ngi noonu mu ne invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar Yewwi ak Benno l'équilibre de la terreur. liiral li Djamil wax boobu. waaw Serigne Mansour Sy Djamil nee na en ton âme et conscience Khalifa yow. crois-tu. ci sa âme ak ci sa conscience ci sa xel mu dal yow. crois-tu ndax yaakaar nga ne. que je mérite vraiment la 15e place sur la liste. yow wuyul si Malick. mais ñëpp mënuñoo nekk nag ci kanam. ku toll si Malick mii nag nga jël ko nag yóbbu ko ci. wax na ko lu juróomeelu place ci liste crois-tu. mu ne ko ndax yaakaar nga ne. mérite ci naa sa xel mu dal boo tëddee yow sa xel lekk doy la yow yaakaar nga ne yow mérite naa 15e place est-ce que loolu rafet na. ah mais naqaru na ko. waaw léegi mais da koo métti. laajal maître Moussa Diop kan mooy Samba kan non mooy non Bàcc. sëñ bi la buñ ci mu ne que Dieu sauve le Sénégal de Samba et de Bàcc. waa Sambaay bàccee kan. xanaa Khalifa Sonko. waa xanaa ko dafa toll ci puluf catholique boobu. mais kan mooy Samba kan mooy Bàcc. waaw loolu du loolu la ñuy wax ni puluf catholique la. puluf catholique était malade elle l'amène à l'hôpital fu mu tombé baax na. Samba wala Bàcc. xaw ma nag ñoom xam nañ ko de. yéen baal ma laaj leen ko journal Les Échos. yow dafa am lu dugal yow soosé. Le Soleil quotidien national projet de loi de finances rectificative ñun dañoo sonna waay budget en hausse de 357,7 milliards de francs CFA noppal na leen ñun dañ koo sentirul sax. contestation des investitures tous égaux colère u Seydi Mansour Sy Djamil ngi nii Bamba Dièye Guirassy waa ñoom ñi mer dañoo bari nag Pa Assane ah Dièye a ngi ci ak ñeneen ak ñeneen. ñu ne fii ci Ndakaaru Bart moom ma ngay menacé ñëpp dégg nañu ko te leer na Benno bande les muscles fu mu nekk nii ñu ngi ci salle de musculation ñu ngay entraîné jëlal bi ñu ngay yëkkati ay poids ñu ngi waajal combat bi. DGE précisé na ci communiqué bi soo see lire sànq société civile itam mu ngi fexe ba yëf yi xaw a sedd tuuti. xaw a temporé waaye na jàmm rek sax ci Sénégal. moom dinaa wax benn affaire ci société civile la. société civile sénégalaise. dafa am ñu ànd ak opposition bi am ñu ànd ak pouvoir bi et c'est ça la réalité. maanaam société civile bi tax ñu naan société civile looloo am nag. loolu moom Sénégal société civile c'est dommage société civile parce que dañoo démarqué wu 2011 totalement des coalitions et partis. exactement waaw Socé. mais. pour ñu mën a jouer rôle équilibre bi. Mami Samb Socé. 2010 2011. diggante 2009 ba 2012. société civile bi fi ñoom sunu baay bi Alioune Tine nekkee. société civile boobu dafa àndoon ak dëgg. amoon doole boobu. féete ak peuple bi société civile day féete ak peuple dëgg peuple bi moo amee dëgg. société civile ànd ak loolu. bokk ci xeex bi sax daal di fës daal di ne non à la dévolution monarchique. société civile 2022 Birahim Seck de nu ngi kaa dégg bu baax mu ngaa dénoncé mu ngaa leeral ñu ngi kaa dégg laa wax. ñenn ñi nag ci société civile xaw ma ñan. danoo mel ni ñoom xam nga ñaar bu ñu jotee soo ñëwul ne diw booy atte da nga naan diw baal li ngaa def bàyyil mu sedd yow diw nag li ngay def du dëgg du yoon waaye boo ñëwee daal ne toog leen. ku tooñ yéen ñëpp a yem xulil
jaxasekat dëgg munaafiqun xam nu muy def. toog leen vous êtes tous pareils ñëpp yamuñu. am na ku tooñ waxal ki tooñ. baa ko waxul rek ak moom a yem. Le mandat investiture aux élections législatives au Sénégal Yewwi Askan Wi écartelé en 1000 morceaux xam nga léegi tubaab nag day gën a rafet. wolof bi ndax xam nga écartelé gi boo ma ko bëggoon traduire loo fii ba suba damay bañ. du ma ko nangu en 1000 morceaux nag moo ci rawati. ndax kii moom dafa toj tasar. fu mu nekk nii ku ne da ngay wër sa damit. mais pourquoi une certaine presse semble vouloir loolu am dañuy mel ni kuy préparer les gens à ce que ñii tas nañu amatuñu valeur ci déggin ma dégg bopp la. alors que pourtant c'est il y a pas ça, une certaine presse qui fait que comme si on dit aux gens ñii c'est fini il n'existe plus. c'est faux. C'est faux. il faut dire la réalité qui est que prépondérante. dafa am la fi ne. la jaarut yoon ngeen wane ko mais parfois la titraille là kilifa yi ngeen baal ma nous sommes des confrères mais parfois ça pose problème. Il a raison. En tout cas L'As Quotidien ñëw na ci non respect de la parité de Yewwi Askan Wi mu ne de l'électricité dans l'air ndax fu mu nekk nii booy xool Barthélémy Dias mer na lool ndax dafa jéem a sax forcer passage wu ngir mën a dugg foofule ca DGE Benno moom itam mu ngi tayaade en pièces maire bu Ndakaaru te mu ngi ko it recadré donc presse bu Sénégal dafa mel ni coowal démb gi ñoom ñëpp dañu xëyandoo ñëw ci ba ci critique journal sax défi à l'autorité ñu ne Barth perd d'avance les contre-coups de la bravade itam ñëw nañu ci li nga xamante ne moom moo xew foofu la ca DG démb ak Barthélémy Dias ma demoon ànd ak ay huissier ànd ak Déthié Fall ngir mën a saytu li nga xamante ne moom moo xew ci seen liste. mën naa laaj benn question. waaw ñëwal. yow journaliste nga. on parle de fait. ma ñëw ne la man diw. maa ngi dem kër diw ndax li mu def du dëgg du yoon. yow xam nga ni li diw def du dëgg du yoon. ma dem pour wax ak moom. mu ne du wax ak man te pourtant moo tooñ mu ne du wax ak man ma ne ko da nga war a wax ak man dugguma ci biir kër ga de ma bëgg lu leer métaphore laay def ma ne ko sëñ bi di nga xam ne li nga def tegoo ko ci dëgg yow boo dee nettali looy wax yow journaliste da nga naan dafa am la xew nag lii ko waral nii la tëddee waaye bi nga ñëwee di ñu nettali xam nga loo wax ñëw ne saa yi dafa dem kër jàmbur di jaay yi fi guerrier lu tax muy dem di jaay yi fi guerrier doo ko wax. loolu la ñuy wax désinformation nos confrères là nous sommes ensemble mais nañu bàyyi xel yàlla ñun li ñoo bind ak li ñoo wax lépp la noo laaj. faut faire attention il faut pas ñuy jouer les masses là ñu leen di waaw presse dafa am doole il faut qu'on soit sérieux li ma bëgg a wax mooy 2009 2010 2011 la presse sénégalaise là ni mu meloon contre Ablaye Wade gaañ yi mel leen ko contre Macky Sall loolu moo la dëgg. parce que da nga jàpp ne meluñu noonu. meluñu ko dañ ko war a mel. kon nu ñu def nu ñu taxawee ñoom fu mu nekk nañu taxaw nañu na dëkk bi dafa nekk en danger ñi ñu wër ci àdduna bi soxla suñu réew bi dañoo bëree te ñooñu ci suñu biir la ñoo jaar nañu jàppe woon sunu ay maam def leen ay traître ñu jaay ñu def ñu esclavage noonu la ñu nekk di ñu ko defaat ci 2022 te ça passe par l'information soyons des Sénégalais d'abord. En tout cas Khalifa Sall de moom xaw ma sénégalais la xaw ma du sénégalais waaye liñ koy dóori bal bari na de jamono ji de li muy encaissé bari na de investiture colère dans les rangs de Yewwi Askan Wi waa lan moo tax ñoom ñu taamu ci Khalifa Kissé ak Ousmane Sonko. mais ñoom ñooy tête de file yow tamit. waa léegi bu ñu dee tête de file ne kuy tiré ñoom ngay tiré. ben voilà évidemment responsabilité la. boo jiitee tu engages la responsabilité kon ci Ahmed Aïdara dañ lay tiré. boo jiitee tu engages l'entière responsabilité. kon buñ dee tiré ñu tiré ci Ahmed Aïdara. léegi tontu sama laaj. léegi wala dañ lay ñamal tuuti. non ci Mountaga la ñuy tiré wala ci. waaw léegi Mamy Samb naam. toute cette semaine. gars yi toute la semaine là xulil semaine bi yëpp. aw la noo xulli. xam nga lan ngay dégg. est-ce que xam nga ni semaine bi yëpp. looy dégg. la promotion qui a été faite pour la liste Yewwi Askan Wi amut. même bu dee da ngay am impression que intention bi fenn la jëm. maanaam wax Sénégalais yi ne leen coalition bi tas na. du dem. c'est une façon parce que dafa am loo xam ne ci information dafa yéeme mais ginnaaw loolu seetlu ngeen benn affaire où est la liste de Benno Bokk Yaakaar. dañ ko verrouillé. waaw. nga yaakaar ni presse bi amu ko presse bu xarañ bii. mais lu ñu xaar pour publier ko. parce que liste boobu li ma benn kilifa doon wax liste boobu bu génnee. li coow lii ngaa dégg ci biir Yewwi bu ko raw ngay dégg foofu. sauf que boobu c'est comme si c'est protégé. pour man c'est un paradoxe parce que mënoo yàkkamti gaaw génne rapport bu épinglé nit. ñu jox la liste nga ne doo ko publier. waaw
ça n'a pas de sens. en tout cas liste boobu bu fekkente ne day jurub coow nañ ko génne. il faut se poser la non question faaw mu génn mami. par force day génn. waaw mais dama bëgg maanaam bi ñu ko génnee ci waxtu wi ñuy coowee liste Yewwi Askan Wi ñu coowee noonu liste benn damay ragal su génnee bu bennoo moo nar a ëpp coow sax. exactement waa na génn ko mami Sam laajal waa Benno Bokk Yaakaar ni leen ana Amadou Ba ana ñooñu ak ñooñu ña ca des waa Ndakaaru ak ña ca des ànd nañu nañ laaj ñooñu seen taxawaay ba pare. yaa ngi tudd ko Ahmed Aïdara sawat ci ay mbirum. Amadou Ba moom daa sawat ci ay mbirum moom. ak Diouf Sarr bés bi le jour mu ne rejet désistement menace sur la liste de Yewwi Askan Wi forcing de Barth journal bi nee na pagaille am na. Jamil Bamba Dièye Maître Moussa Diop. tout le monde a titré sur Yewwi liste Yewwi de Dakar menacée d'invalidation ñu ne Barth fait feu de tout bois. Vide juridique sur le désistement d'un candidat pardon. Société civile dafay mën li nga xam ne moom mooy médiation mu ngi jéem a waxtaan ngir mën a équilibrer yëf yi te DGE itam mu ngi rappeler maire bu Ndakaaru à ce que mu daal di respecter li nga xamante ne moom mooy li dëppoo ak yoon bañ a def lu ko saf jaay yëfi ko booy daal ñëw di jaay ne maay guerrier man Barthélémy dafa jee xam ayca alerte quotidien ñu ne vive tension entre Barthélémy Diaz et les policiers devant les locaux de la DGE man personnellement daf maa metti je le redis parce que je trouve que maire bu Dakar quand même war na am benn respect bi ci moom. et puis Barthélémy nekkul nit ku mal civilisé à un point où booy wax ak moom du dégg tey jii donte nag c'est quelqu'un qui est très résistant koo xamante ne dafa am ay gëm-gëmam ak i pas-pasam ci li muy def même bu fekkee dëppoowul ak yoon sax l'élégance waaw y a le minimum vraiment waaw c'est-à-dire que plus d'élégance ci façon bi ñu koy defee ak ci gestes yi ñuy mëne vis-à-vis de nos mères ba ci sénégalais lambda parfois je vois ni ñu leen di xaw a maltraité ci ay yëf yoo xamante ne jaru ko loo waxtaan ak nit ki nga am ko moo gën a yomb te gën a civilisé fuuf loo xamante ne da ngay poñe nit ki yëkkati ko d'un point A yóbbooti ko d'un point Z loolu rafetul nañu xool li ñuy def bu baax 24 heures chrono législative dans le département de Dakar risque de forclusion bu Yewwi Askan Wi pour défaut de parité. mais pourquoi Mami Samb. parité bi mooy sama problème Mami pourquoi la presse sénégalaise. semble-t-il s'empresse de dire conclusion de cette liste là pourquoi why they say that why they don't say that not the deal. Pape xulil dama ne. may la ma ndox ma naan Pape loo wax. may la ma ndox. li ma làkk dégguma ko Pape dimbali ma man sa nawle la Pape nga ne why they don't care xawma don't say the forclusion of xaaral non mami xaaral papa da nga saaga jàmm may la ma ndox ba naan ñu comprendre dama ne nga ne waay non dama ne lan moo tax parce que ñun ñun ay sénégalais lañu lan moo tax information biñ ñoo jox nii mu mel ni dañoo bëgg a def suñu bopp yi nañu Yewwi Askan Wi dee na man loolooy sam problème Yewwi Askan Wi bu amee lu koy rey xam nga la mu doon seen sàggante benn ci nangu parrainage bi te waruñu koon nangu mu doon xeex principal bi beneen bi xam nga lu muy doon seen ñàkk lijjanti seen biir maanaam bu lay am lu leen di yàqal day doon ca biir par exemple koo xam ni def na waslu na ak am na nu mu taxawee ngeen beddi ka ostracisme bi nga doon wax sànq rejeté lu ci gën a négatif donc ça moi je trouve pas mooy ne c'est-à-dire bu ñuy tenir yenn discours yu mel ni Yewwi Askan Wi craque en morceaux dañuy gëmloo askan wi ne maanaam loolu laay wax bi nga xamante ne moom moo am ci Yewwi Askan Wi ba tax nit ñi wóolu leen fas yéene ànd ak ñoom ci élection yi ni ñu àndee woon ak ñoom ci local yi maanaam unité boobu nekkatu fi te xam nga loolu bu xawee créer benn déséquilibre rek ci bopp nit ñi dañuy jàpp ne ñii bokkuñu gëm-gëm bokkuñu pas-pas ñu mag ñi ñuy xeex ñoo yam parce que ku ci nekk xëccoo nguur rek moo la ñor. mais l'objectif du pouvoir tu sais c'est l'objectif du régime en place tu sais c'est quoi c'est de dire politiciens yëpp ñoo yem ñoom seen ñi leen di jàppale dafa am nag ñoo xam ni est-ce que xam ngeen ni ñiy jàppale nguur régime bi ñi leen di jàppale ñoo gën a dangereux ñi ci nguur gi ñi ci régime bi parce que ñi ci régime bi ñu ngay def mais ñi am taxawaayu de neutralité ba pare di mais am noo doxee ñoo fatt Sénégal te ñooñu faw ñu wax leen ne def leen lu leen neex
mais jàpp leen suñu borom dina leen laaj te seen taxawaay dafa am solo rôle bi presse bi doon joué en 2010 2011 contre Abdoulaye Wade et son régime. rôle boobu na ko presse bi joué nii ci wàllu équilibre. quand vous dites que toute cette semaine nii Yewwi Askan bi moom c'est parti en lambeaux dans un sens bu ngeen ñu ko wax da ngeen ñu mel ni ku ñu koy gëmloo sachant que njombe bu rëy bi am biir Benno Bokk Yaakaar ci tasar ngeen mel ni ñu ko protéger ñu ko nëbb wax leen boobu. ci tuus tasar gi ñu wax ci tuus tasar gi dëgg la baal ma rek injure publique diffamation ànd sàmm jikko yi moom moo porté plainte contre maître Djibril War parce que dafa am daal ay kaddu yu tegginewul yoo xamante ne nii yëkkati nañ ko ànd sàmm jikko moom bu porté plainte dëgg-dëgg c'est parce que jikko yo kon ñoo baaxul bu jikko yoo baaxul kon kenn du porté plainte